ayca Ibrahima ñu génn Louga xuus ba Ndar gi. waaw national bi la ñuy continuer rek. bu ñu jógee national ban ci national 2 la def. 2 la de waaw 2 la. ayca boobu jógee Louga. dañu dem ba ci Ndar Géej wax ci taarix wax ci loo xamante ne taar wala sax ci histoire dëkk ba mu doon loo xamante ne tamit saa su nekk dañu war di ko sàmm di ko jëmmal tax na rek UNESCO no woon benn instant foofu ñu. duppee ko lu ñu def ko lu ñuy duppee patrimoine mondial de l'UNESCO loolee la ñuy waxtaane tey astu bu ñu seetaanee élément bi ci njàppandalu Ousseynou Diop ak Habib Seck ñu ñëwaat ci plateau bi sumb waxtaan bi. jërëjëf Ibrahima mu mel ne tey patrimoine boobee di Saint-Louis am na ci ay yenn gàllankoor yoo xam ne mu ngi koy dund moo xam ci wàllu nekkin wi ba sax nag ñu naan boo deful ndànk dinañu ko nangu tur boobu leen ñi nga xam ne dégtaloon nañu ko li ko waral mooy bâtiment yaak ñu cay nemmeeku ci ay coppite ngir nag fexe foofee duñ fa egg kilifa yi ñu ngay lëkkaloo naka noonu ak askan wi waaye tamit ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllu woowu xoolu nu ñu fexe ba joyanti ñu dem Ndar Géej fekk fa Ousseynou Diop waaye tamit Habib Seck. atum 2003 la ñu classé woon patrimoine mondial bu UNESCO Ndar Géej di dëkk boo xamante ni dëkk bu taaru la waaye nag li ñu nemmeeku mooy ay jafe-jafe am na ci wàllu patrimoine bi ay kër yoo xamante ni nañ ko tabaxee nu leen neex lañ ko defee wala boog ay bërëb yoo xamante ni dafa yàqu tax sax ñu menacé woon Ndar Géej ñu daal koy déclassé patrimoine mondial bu UNESCO. agence française de développement daal di def ay jéego ànd ceeg nguuru Sénégal ngir jafe-jafe yooyee ba ñu mën a am ñu ci bare nag nee nañu Ndar dañ ko war a gën a sàmm ngir jafe-jafe yooyu bañ ci am te itam nañ ko bëggee déclassé loolee du mën a nekk. sécurité nit ñi déjà benn encore pour encore taaru Saint-Louis li Golbert doon wax rek fi mu ne nii dëkk bi ci boppam bëgg dëkk bi dafa dëkk bi gën ñu ko doon menacé pour dañ koy déclassé fi mu toll nii waaw ñu doon tabaxatuñ ko parce que norme tabax amatul léegi. da nga ñëw tabax nu mu la neexee te normalement tabax ku koy def war nga am autorisation mais si rive bi île bi mais amul autorisation mu dara anarchie la daal ci Sénégal la daal moo fi nekk. ci kàddu ñi nga xamante ni nag dajee nañoo ñoom nguur gi war na def yeneen i pexe ngir Ndar Géej taar bi nga xamante ne amoon na ko rawatina kër yi nekk ci île bi loolee ñu mën ci taxaw ngir nañ ko classé patrimoine mondial bu UNESCO loolee mën a sax. waaw kër yooyu nag nga xamante ni dañ leen war a defar te def leen ba jafe-jafe am. actuellement nii bon man dama xalaat ci sama xalaat bon ñoom dañu war a génn déplacé wu bon bàyyi ka patrimoine bi ñu defaraat comme façon bi ñu bëgg defaree su leen dee delloosiwaat ñu delloosiwaat leen ñu loosiwaat foofu quoi. non kooku moom xalaatuñ ko quoi vraiment parce que loolu baaxul ci Saint-Louis ci wàllu Ndar quoi. waaw loolu moom vraiment rafetlu wuñ ko daal su doon suñu sago daal ñu defaraat ko comme ni mu nekk woon su ko defee chaque fois bu touristes yi ñëwee nga mën taxaw expliquer leen histoire Saint-Louis fii lii la woon ak lii quoi vraiment. kaddu ki yore patrimoine ci diwaanu Ndar Géej liggéey yu ni mel nag nguur gi taxaw na ci ànd ceeg mairie bi te itam am nay pexe yoo xamante ne laal nañ ko. loolu c'est état Sénégal signé en 2012 convention de financement avec agence française de développement pour taxawal le programme de développement touristique de Saint-Louis bi nga xam ne moo war a gunge commune de Saint-Louis pour ñu mën a quand même sauver le patrimoine si loolu donc am na ay avancées significatives yi tax ni que UNESCO seen réunion yu mujj yi dañ ne léegi Saint-Louis nekkatul sax si liste site en péril c'est-à-dire dañuy rafetlu déjà cathédrale bi nga xam ne réhabilité nañ ko mais aussi rafetlu aussi initiative bi nga xam ne état du Sénégal. Mansour Faye di maire bu Ndar jàpp sax ni lu tollu gi téeméer ak lu teg ci ay kër dañ ko defaraat waaye nag moom yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ñu yore seen i kër ci dëkk bi ni nañu gën a sàmm charte yi ngir Ndar taar bi ñu doon wax ci moom mu mën ci taxaw. na ay kër yuy jël suñu jëlee globalement c'est 118 maanaam téeméer ak fukk ak juróom-ñett mais nañu commencé tàmbali ci première phase yi xëy na une dizaine de bâtiments la daa ngi gis dañ ko defaraat propriétaires yi maanaam dugal ci seen loxo parce que projet bi noonu la tëddee ñu ngi ñaan nag ñeneen ñi nga xam ni peut-être am nañu ay kër yu nekk au niveau de l'île ñu xool na lu ñu mënee en tout cas am partenariat pour liggéeyaat loolu kër yooyu la de telle sorte que dootuñu daanu parce que il faut ñu préserver leen et cela la mairie mën na en tout cas faire def de telle sorte que nu ñuy accompagner mais xool aussi nu ñu mënee valoriser kër yooyu la parce que bu ñu nee ba xam ne île bi tali yëpp fépp tali la fépp pavé la donc kër yi fa nekk dañ leen war a valoriser. ñu classé ko patrimoine mondial bu UNESCO ci atum 2003 Ndar nag jamono jile ñu ngi def ay pexe yu rëy ngir lu jëm ci wàllu bërëb yi nga xamante ne dafa yàqu
wala kër yi nga xamante ni waroon nañ ko defaraat te bokk ci patrimoine bi loolee mën a nekk. ayca Ousseynou jërëjëf ku ne Ndar Géej ci ne taarixam ku ne Ndar Géej ci ne bind ba waaye tamit ku ne Ndar tudd ab ceebam. Ibrahima gayeen bi ci plateau bi tey moom dina ma jégal bàyyi ma wax ci ceebu Ndar bi ni mu xonqeek ñoomin seen. waaw defe naa ne loolu moom lu ñu marqué la su weesoo Saint-Louis et ses richesses culturelles Saint-Louis et son histoire defe naa ne ceeb bañ fa lekkoon kër Marie Madeleine moom. am na solo ci xel yi am na solo de ceeb moom. am na liñ ci mën de. waaw séeréer muy noonu Ibrahima di jaajëfal bu baax Ousseynou Diop ci gëstu bu yaa boobu Ibou bu ñu dellusee ci Ndar patrimoine mondial de l'UNESCO mu di loo xam ne defe naa ni ñun ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi dégg ñu naan patrimoine mondial lan mooy patrimoine mondial de l'UNESCO. patrimoine boo ko waxee mooy moomeelu askan bi boo ne patrimoine mondial nag dafay mel ni tey yow mi doomu Sénégal kii bàyyee koo Tchad daanaka yéen ci bokk yem maanaam loo xamante ne daanaka àdduna wërngal këpp ñoo ko moom maam yi ñoo ñu ko fi bàyyi ci ndono ñu war ko sàmm tamit loolu la ñuy duppee patrimoine mondial mu doon loo xamante ne lu am solo la ndax tey mu ngi bàyyeekoo rek ci benn convention du patrimoine mondial culturel ak naturel parce que dañuy waxee patrimoine mën na doon ci wàllu aada mën na doon tamit ci wàllu alam bi ñu ngi doon waxtaan léegi maag yow ci wàllu mégalithe yi nekk ci Sine Saloum mu doon loo xamante ne UNESCO mu ko adopté woon ci atum 1972 muy taxawaay boo xam ne chaque année dañ koy actualiser waat di ko jëmal jaarale ko ci ab comité boo xam ne mooy saytu ndax li nga xam ne moo taxoon ñu teg patrimoine bi ñu ngi koy respecté ba léegi donc d'ailleurs bokk na ci sujet yi nga xamante ne dinañ ko évoquer jëmale ko ci wàllu Ndar donc avantage yi dina tax ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk gën a fier donte loolu débat la parce que am na ñoo xam ne tey dañu gis ne c'est un symbole du colonialisme mais bokk na ci li nga xamante ne tamit mën na taaral dëkk bi parce que architecture bu yàgg la architecture boo xamante ne daanaka tubaab yi ñoo ko fa defoon dina tax tamit buñ ko classé nga mën a am ay financement yoo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci structure yu koy jëmmal ak ci wàllu tourisme te tourisme boo ko waxee wax investissement te investissement yooyu bu amee rek daanaka doomu gox bi wala sax doomu Sénégal yenn saay dañ ci gis seen bopp mu doon loo xam ne lu am solo la astu ci wàllu taarix mais également ci wàllu nekkinu askan wi donte yenn saay dina am débat yoo xam ne yenn doomu réew bi gis-gis yi day wute voilà dañ ci xaw a wute waaw ci wàllu boobu sax ndax wax nga ko patrimoine mondial mooy li nga xam te ni man sénégalais bi ak doomu Tchad beeg bu Nigéria bi ñoo ciy bokk yam mu ne si sama dëkk muy Ndar yow lan moo waral ñu Ndar moomee ñu placé ko li nga xam te ni mooy classé ko li nga xam te ni mooy patrimoine mondial bu UNESCO. waaw boo nee Saint-Louis ne Ndar dëkku cosaan dëkk boo xamante ne daanaka tubaab bi amoon na fa taxawaay bu mucc ayib boo fa demee gis nga bâtiment wala sax architecture bi nga xamante ne wan nañ la ko léegi boo demee Ndar bi léegi da ngay sentir ne kii am na loo xamante ne jot na fi jaar ci wàllu taarix di nga bu fekkee ne mos nga dem Ndar nga xam Tëngéej xam Gorée wala centre ville plateau di nga xam di nga am benn genre aperçu boo xamante ne maanaam daal les 4 communes waaw 4 communes yi ci jamono jooju niroo nañ ko ci wàllu architecture wàllu nekkin ni ñu tabaxe woon yoon yi ak yenn mbedd yi nga xamante ne est-ce que ni fa lañ doon jaar boo jëlee histoire u Ndar nag dañ ciy ñëwaat parce que bokk na ci premier comptoir bi nga xamante ne maanaam fi ñu doon jaayee njaam ci atum 1933 mu doon la xam ne tamit jaar-jaar bu metti la ci askanu der wu ñuul loolu yenn saa yi dafay aajo ñu koy jëmmal ngir di fàttaliku jaar-jaar bu metti boobu ñu ne nag nekkoon na également capitale AEF 1995 ba 1902 biñ koy toxal fii ci Ndakaaru mu jotoon nekk capitalu Sénégal Soudan Mali Guinée ak Côte d'Ivoire raay bi tamit am na fa jaar-jaar mu cay parce que Saint-Louis daanaka
raay bi jóge woon Ndakaaru dem foofu Sorm nee nañ mu ngi fay yegg ci atum 1885 pont Faidherbe bi tamit bokk na ci li nga xam ne daanaka boo fa ñëwee mooy symbole bi lay gën a attiré wala bokk na ci bâtiment historique yooyu ma la wax léegi architecture bi mbedd yi ak itam secteur de sauvegarde sax ci ay jamono Léopold Sédar Senghor laata ñu koy classé amoon na taxawaay bu mu mucc ay bu mu ci amoon ci atum 1976 yooyu bokk na ci jéego yi tax ci atum 2000 waa UNESCO gis ne Saint-Louis am na critères yi yëpp ngir ñu mën ko def patrimoine mondial maanaam moomeelu àdduna wërngal këpp astu te tamit Ibrahima dafa mel ne Saint-Louis ñi yëngatu ci wàllu avion bëggoon nañu ko torop ak ñi nga xamante ni si dañuy bind rawatina ñu doon jógee bitim réew ñu ci mel ne ñoom Pierre Loti bu ma juumul ku ci nekk yenn saa yi boo ñëwaan wala boog nga def escale da lay neex nga dem Ndar te boo liiree seen téere yi chaque fois dañ ko ci dëxëñ mu mel ne y a une histoire qui lie une certaine affection qui lie Saint-Louis à ces auteurs-là, à ces spécialistes de l'aéronautique. Environnement bi moo ko gën a firndeel daanaka boo gisee vues aériennes yi léegi ak drone bi tu as envie nga dem fa léegi. Le climat est très doux. dafa rafet et puis Saint-Louis déjà ba léegi aspect boobu dafa des bi ci askan wi nu ñu accueillante vraiment doon ay ñoo xamante ne très aimable. bu fa demee automatiquement da ngay bokk donc loolu dafa bokk ci seen taarix boo nee géej wala fleuve également dafa bëri ñoo xamante ne ci auteurs yi la wala bindkat yi borom xam-xam yi souvent bu ñu jàkkaarloo géej rek maanaam seen inspiration dafa am nu muy demee ba tax na yéen li nga wax léegi seen liggéey ak également histoire bi mu am ak tubaab yi bàyyi ko woon bi ci réew ñu ñëwoon am lu bëri lu ñu soppi ci xar kanamu Saint-Louis yooyu yëpp dafa di ay facteurs yoo xamante ne da doon tax ñi nga xam ne ñooñu ay borom xam-xam lañ bu ñëwoon foofu rek dafa am yenn saay nu muy demee Astou. D'accord xam naa Astou li mu bëggoon wax mooy l'histoire de l'aéropostale avec Jean Mermoz nga xam ni moom moo njëkk a traversé Atlantique bi sans escale mu ñëw Saint-Louis xam nga loolu dafa rëy te loolu moment boobu maanaam jumtukaay pour dawal avion dameegul noonu mu def ko c'était une prouesse mondiale ba moom la ñu dippee je pense école bi nekk Dakar di Jean Mermoz mu mel ni également Emmanuel Macron ba mu fa ñëwee ca hôtel ba mu dëkkoon pour ne pas faire de la publicité Jean Mermoz fa mu fanaanoon foofu la disons Macron nekkoon moment bi muy nekk Saint-Louis donc yooyu yëpp ay tegtal la pour wane ni dëkku cosaan la dëkku histoire la parce que cathédrale bi rek am na plus de 100 ans man gis naa cathédrale bi mais buñ la nettalee histoire bi defoon naa ci benn papier d'ailleurs ba nu commencé benn entreprise bu nekk Sénégal fii moom moo chargé woon des travaux bañ koy defaraat defar nañ ci lu ëpp ay millions ay 200 millions mais li ko waraloon mooy dañoo bëggoon préserver disons l'histoire de cette cathédrale là. Voilà donc mais teewul figure yooyu yëpp am figure historique yooyu yëpp am Ndar mais teewul temps yi yëpp dañuy gis ay menaces pour ñuy déclasser disons Ndar par rapport à ce patrimoine de l'UNESCO là lu waral loolu. waaw ñu ngi ci profito di jaalawaat suñu papa Golbert Diagne yoo xamante ne bokk na ci fervent défenseurs yi nga xamante ne doon nañ def kem kàttan ngir architecture boobu ñu sàmm ko Mor boo gisee yenn saay UNESCO di menacer ne day déclasser zone yooyu dafa di critères yoo xam ne dañ ko teg dès le départ suñu demee par exemple ba gis ne am na lu bëri lu ci soppeeku parce que Golbert souvent daan na wax les nouveaux riches que ba ñoom bu ñu ñëwee dans l'île ils ont envie peut-être seen kër yi nga xamante ne ay këru cosaan la ñu indi ci ay modifications sans pour autant jaar fi nga xamante ne fa la ñu war a jaar parce qu'il y a des commissions qui sont là boo fa ñëwee war nañ la wax tu as le droit nga réfectionner waat defaraat restaurer sa makkaan mais tout en respectant l'architecture originale bu ko defee li nga xamante ne moom ci moo nekkoon comme critère bi UNESCO sukkandiku woon ci mën a soppi dara mais ñoom dañuy gis dem wax nga léegi réfection cathédrale boobu
yeneen bërëb yi dañu dem ba gis ne mu ngi commencé délabré donc restauration wala saytu bi nga xamante ne waroon nañ ko def ñu xaw ko sàggane tuuti ak li nga xamante ne ñu ngi koy cof ci yenn këru cosaan yi à la longue day dem ba comité boobu nga xamante ne chaque année dafay ñëw di ko saytu dafay def alerte loolu mooy waral ñu neen Ndar boo moytuwul danañ ko déclassé mais bu ko defee kilifa yi dañuy def jéego yi ñu war a def bu ko defee rek li nga xamante ne moo nekkoon comme atout ñu mën ko préserver loolu tamit lu am solo la. loolu di firndeel rek ne Ndar dëkku cosaan la. dëkku cosaan la Ibrahima tey nañu lay mën a def ba mën a gën a feddali cosaan googu gën koo mën a fësal ba fexe ba Ndar di des moomeelu àdduna bi. waaw côté boobu autorités locales yi ñu ngi ciy béy seen waar également am na ci ñoo xamante ne sax bureau patrimoine historique bureau architecture monument historique. di ay kuréel yoo xamante ne ku ci nekk yaa ngi def kem kattan jaarale ko itam ci seeni ay partenaires. li ñu bëgg rek mooy lépp lu aju ci wàllu liggéey restauration wala sax neex def ngir mën a sensibiliser wax askan wi ne lii donte yéen fi dëkk ci île bi moomeelu askan bi la am na ci loo xamante ne boo ko waree def foog nga laaj xalaatu kilifa yi ñu gunge la ci projet ba bu ko defee loolee doo ci mën a soppi dara. donc moo waral de plus en plus ñu naan la règlement provisoire d'architecture pour réglementer ñu jaarale ko ci ay permis de construire mu doon loo xam ne am na solo. te Saint-Louis mu ngi ciy def liggéey bu yaatu jaarale ko ni ma ko waxee léegi ci nu mu tudd commune bi à travers le maire ak ñi nga xam ne. ñooy direction du patrimoine ak seeni partenaires. donc agence française de développement mu ngi ciy jàpp. donc la commune de Lille en France tamit mu ngi ciy jàpp. ak gouvernement bu Sénégal jaarale ko ci service yi nga xam ne moom lañ dënk lépp lu aju ci wàllu patrimoine ku ci nekk. côté ba nga féete yaa ngi ciy def kem kàttan loolu rek di firndeel ne Saint-Louis suñu moomeel la. Saint-Louis moomeelu askan bi yëpp la adduna wërngal këpp donc am na ci yoo xamante ne donc foofu ñu taxaw ci donte nag. ñoo xam ne ba léegi moom bu ñu sañoon ñu fexe ba fàtte li nga xam ne moo nekkoon jaar-jaaru tubaab bi fii ci réew. jërëjëf Ibrahima image yi ñu proposé vraiment c'est de très belles images de Saint-Louis. waaw encore une fois Ousseynou Diop Habib Seck liggéey bi rafet na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. merci beaucoup Ibrahima merci beaucoup Ousseynou merci beaucoup Habib mille merci pour la générosité et l'esprit d'équipe bien des choses aux populations de Saint-Louis waa Ndar Géej ñu ngi leen di nuyu Ibou nag ku ne Ndar tudd ñoom soxna Marie Madeleine Diallo sànq jaajëfal nga suñu wayjur bu góor Golbert Diagne ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daan na ko def ñaan yàlla rek suuf woyof ci kawam waaye tamit di rafetlu liggéey bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy def ngir gën a taar suñu réew moo xam Ndar la moo xam Ceeskaay la moo xam Mbuur Géej la ak fu mu ci nekk askan wu nekk am na ci loo xamante ni dëkk macha allah tamit ma ci sukkandiku profito rek astu vite fait ñu nuyu mon ami Moussa Diop ndar bu mag bi borom Alexandrie. ayca mi ngi noonu defe naa ne ndar yi bëri nañu ci réew mi ñoom Malal Junior Diagne ñoom doyen Ibrahima Dem defe naa ne ku ci nekk daal am nga sa wàll woo xam ne indi nga ko kon Sénégal gox bu ci nekk région bu ci nekk am na loo xam ne moom mooy sa doole te buñ ci sukkandikoo mën nañoo dem fu sore ndax bu ñu waxee loolu sax suñu xel dafay dem ci ngaay ak ay dàllam suñu xel dafay dem ci Louga ak saanam ci wàllu culture ak chant wa defe naa ne daal ayca boog jaxaaw siin merci beaucoup Ibrahima. Nous enchaînons tout de suite avec Mamadou Ndiaye c'est pour la rubrique TIC et Nouveaux Médias.